mbokk yi xarit yi ngi seetaan salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen émission gaal gi beneen numéro ñu fas yéene waxtaanee beneen xew-xew boo xamante ni rek jamono bi mooy def actualité fii ci suñu réew fii ci Sénégal dañuy waxtaanee kaaw ki nga xamante ni mooy Oumar Dieng nag di sécurité boo xamante ni rek dañ ko jiiñ benn ñaawteef boo xamante ni jamono bi defe naa vidéo bi mu ngi circuler un peu partout sur la toile sénégalaise donc dinañ faram fàcc waxtaanee xew-xew boobu ana nan la mbir mi tëddee ak ki nga xamante ni moom la ñu dut baaraam di Oumar Dieng mbir moomu ba xam laale na ci wala laalewu ci laata ñuy gën a yaatal waxtaan bi ma dalal ak jàmm sama invité yi nga xamante ni ñoom laa nar a sekk waxtaan bi donc à ma gauche ki nga xamante ni mooy Coly le protocole ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet Dakar Buzz. asalaamaaleykum mbokk yi Sénégalais yi maa ngi leen di share kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di rafetlu émission bi di suñu gaal. tey nag mu am lu ñu yëngal lool moo ñu fi andi nag xam naa damay bàyyi sama xarit bi bu nuyoo ba pare. ndax sama yaram dafa tàng lool tey pour ma andi si ay leertal daal macha allah. alors à ma droite ñu am ki nga xamante ni mooy Ablaye Cissé muy activiste ñu ngi lay dalal ak jàmm monsieur Cissé. bismillahi rahmaani rahim maa ngi leen di jaajëfal ginnaaw bu ma leen sante ci dalal gi. di nuyu mbooleem seen internet yi waa Dakar Buzz di bëgg ci yéen di leen jot leen nuyoo yi mbooleem activiste yi ci Sénégal. alors Oumar Dieng mi nga xamante ni moom la ñu dut baaraam ci ñaawteef boobu ne moom moo ko def mu bokk ci groupe bi nga xamante ni ñu ngi koy woowee sécurité suñu yitte laata ñuy gën a développé rek Malick xam naa dañuy xool vidéo bi vite fait après daal di ñëwaat ci plateau bi. waaw yaa ngi yàq mbir Macky Sall bi boo yaa ngi raak day nga dee yaa yàq mbir bi de wuy sama ndey ñoo ko rey mbokk Assane. ñoo ko gisandoo mu doon vidéo bu doy waar violence lañ ci nemmeeku yoo xamante ni nag defe naa kenn rafetlu ko ci ñi ko jot a seetaan yépp bu ñu xoolee commentaires yi un peu partout sur les réseaux sociaux ñépp a ko ñaawlu donc Coly le protocole tey nga teewal fi ki nga xamante ni mooy sa collègue di Oumar Dieng gannaaw ba nga xamante ni mënul ñëw fekkee jotaay bi déjà bëgg nañ xam li tax mënul ñëw wuy si suñu wootee. waaw maa ngi delluwaat nuyoo ñi nga xamante ne ñëw saxoo ko saa su ne di ñu seetaan. si seen émission bi di suñu gaal. Oumar Dieng li tax tey ñëwul mooy ni que dafa déposer plainte parce que soxna si neexul ba neexul waaye l'image de la personne est sacrée. Oumar Dieng ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk si kuréelu gàddu koor yi te ñu yàgg bokk ak moom terrain bi ñun ñëpp benn seede la ñu am si moom ndax nit ku am kersa la. du siggi sax xool nit donc tey bu ñu demee ba jiñ nit kooku caricaturé ko tas ko ci réseaux sociaux bi te xamuñu nit ki lan la ci jublu ngir yàq image koo xamante ne am na njaboot am na soxna am ay mbokk am ay am di jàmm nga jël ko rek tas ko te amoo ci benn source bu leer ñun nag moo tax nag dañu ne cette fois-ci lii day dagg nous ne sommes pas des nervis ñun duñu ay nervis on est des gardes du corps professionnels ñun dañoo jàng métier bi xam métier bi yàgg ànd ak autorité yi nekk fii si réew mi tey dama naan sax du ma présenté sax sama bopp du ma fi toog sax naan Coly nii Coly naan mais dama am lu ma métti loo xamante ne soxna si. ci gën a dayoo dafa mel ni man lañ ko def parce que c'est un collègue donc li ñu war mooy ñun d'accord ñu si koo xamante ne day bunu xatal nit. si koo xamante ne day toroxal doomu aadama si koo xamante ne rawatina nag sa mbokku sénégalais. d'accord monsieur Cissé bëgg naa ñu ñëw foofu déjà ban impression nga am bi nga njëkkee gis vidéo bi parce que nag ni mu ko waxee ñoom dañu yàgg di liggéey ak ay personnalité ak ay kilifa ci dëkk bi et ñenn ñi si ñoom il faut le dire dañuy abuser ci pouvoir yooyu ñu am. waaw am ci naqar lool rek comme bépp doomu Sénégal buy seetaan loolu ndax dafa naqaru xol la. man mii ngay wax ak yow def naa formation sécurité waaye ngir sama sécurité bopp. ndax am na ñu ma jege ñoo xam ne ma leen di jaajëfal ku mel ni Mazor Niang moo def sama formation waaye man la ma fa doon jànge mooy nit ki boo jógee woon nit jógee fële sax ñëw bëgg a bundu xataal sa VIP maanaam ki nga xam ne moom ngay aar yow lii sa taxawaay mooy nga fexe ba kaa aar ki nga war a aar déedéet ne da ngay dem toroxal ki ko war a gaañ loolu am na ñeneen ñu koy loolu seen yitte li nga xam ne moo war a mën a nekk foofu gis nga lu mat juróom ba juróom benn nit ñu doon saqatoo kenn man de la ma xamoon bu dee fàttewuma ko benn agent de sécurité bu expérimenté war na mën a neutraliser kooku daaneel ko takk ginnaaw yu loxoom jébbal ko
alkaati yi bu dee ña nga fa wala mu jébbal ko ñeneen ñu ko jébbal foofu. waaye li may wax foofu mooy bu fekkee ne moom day aar ki nga xam ne moom la àndal moom exposé ne ki mu àndal loolu nag dama ciy joxañ baaraam sama naataangoo bi may waxal ndax tey fii moom foog ñu waxante dëgg. maanaam lan moo tax Sénégal ñu jékki-jékki naan nervi te ngeen ne fi te ñu leen koy giñ man loolu dama amaat laaj question la buñ ko war a laaj foog loolu leer la. dinañ ci ñëw ci kanam tuuti ñu reveniraat ci ki nga xamante ni moo waral jotaay bi di Oumar Dieng mi nga xam ne moom la ñu accusé ndax gis nañ ci réseaux sociaux yi dañu dugal nataalam bind date de naissance am bind adresse am mu mel ni ki ko doon jiiñ loolu daf ci amoon lu ko leer ni moom la déjà yow mi ko fi représenté tey mën nga ñu andi leeral ci loolu nag moom laale na ci mbir moomu est-ce que bokkoon na ci ñi nga xamante ni dañu demoon ci meeting boobu amoon ci Podor. waaw soxna si dama koy rafetlu. di rafetlu tamit question bi parce que dafa mel ni dangaa woo naar si guuxum soow. Omar Dieng demul woon Podor. jegewu fa parce que Omar Dieng dafa yor autorité bu mag moom du toog sax Sénégal. amul temps sax pour toog Sénégal lu ci ëpp day nekk Afrique ba Europe parce que ki muy àndal duñu cité turam nag mais nit ki nga xëy benn jour rek. ñu envoyé le lien la duggal ci lien bi nga dugg ci lien bi gis ni yow la ñu caricaturé. te yow ñëpp xam ne yow professionnel nga ci sécurité. man mii di wax ak yow mii man mii tey professionnel la ci sécurité gis nga ci biir protection rapprochée soxna si nga may ma tuuti ma leeral ci. protection rapprochée képp ku koy def da ngay apprendre pour éduquer. yaa ngi dégg car ce n'est pas de l'acteur de cinéma qu'ils veulent du da ngay ñëw jaay la jàngo wala kii mu ngi wax waxi mënoti. nous ne faisons pas la sûreté on fait la sécurité yaa ngi dégg kon kii di def sûreté kooku moo am audace di mënate doomu aadama donc ñun ñi nga xamante ne dañoo def formation bu mucc ay durée ci formation ba tey jii may wax ak yow maa ngi ci formation pareegum. ci formation boobu laa bëgg ñëw sécurité ñaata diir lañ koy jàng. waaw sécurité xam nga tey dafa mel ni genre tendance ci biir métier garde du corps. dafa mel ni genre tendance. te loolu it dama ci duut baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñooy former agent yi. gis nga soxna si tey métier journaliste bi ngay def nii boo ci amul qualité doo fi toog. dëgg la wala du dëgg. maanaam nit ki lépp lu muy def lu ne bu mu xool quantité bi mais na xool qualité bi. mais ñoom dafa mel ni xaalis bi la ñu gën a jiital que former agent de qualité bi. formation bi dafa des. formation bi dafa des ah bien sûr. kooku dañ koy wax fépp. et jamono bi métier la boo xamante ni jeunes yu bëri ñu ngi ci bëgg a dugg. waaw jeunes yi moo waral nag bavure yi nag ngay gis parce que li ñuy gis mooy chiffre. gis nga tey métier bi ngay def nii sax boo ci doon jiital chiffre doo dem maanaam xaalis ku ko ci jiital rek doo dem da nga ciy jiital ak passion maanaam jiital ko ak amour jiital ko ak ngëm-ngëm te Omar ñun loolu la ñu xam si moom. léegi ñi nga xamante ne tey dañuy tëb rek parce que dañoo kosoo mais soxna si gis nga ni ma toll tey su ma la nee man garde corps laa du la def rek sax tuuti di nga ne mais kii kan la mën a garder te pourtant garde corps bi aajawul yor doole. garde corps bi mu ngi laaj nga am ce qu'on appelle la capacité intellectuelle avoir la maîtrise de soi-même et de savoir ce qu'on appelle la communication car on dit la communication c'est quelque chose de primordial c'est la personne il te faut un poignet de main ferme la courtoisie et l'image qu'on veut dompter donc si cadre image boobu ba tey du ma génn rond boobu du ma ci génn parce que ñun duñu nangu ko yàq suñu image en tant que garde corps professionnel lii ñun defuñu ko question de gagne-pain ñun dañ ko def jusqu'à l'éternel retraite moo ñuy tax a jóge tey si métier bii nga xamante ne mooy protection rapprochée privée léegi ñi nga xamante ne ñoom ñooy former nit ñi mais am na si ñoo xamante ne sax dañuy jënd carte professionnelle moo tax nag dama naan la protection rapprochée doit être organisée avant que l'État l'organise. léegi ci carte professionnelle noonu monsieur Cissé est-ce que jotul ñu régulariser encore ñi nga xamante ni ñooy taxaw di revendiquer di naan ñoom ay garde rapproché lañu. waaw xam nga bu dee politicien bi. lu mu soxla moom ay dof yu ko topp su may wax dof du ma ne dof comme noonu may ay ñoo xam ne du ñuy xalaat yoruñ xel lu mu leen def loolu la ñuy def ndaw ñu ci boppam ñoo war a xam ne ànd ak kilifa yi ñuy àndal àndu nawle loolu mooy dëgg moo xam muy sëriñ bi muy politicien bi ku mën a nekk yow nit nga ni moom mu daal di am lu mu la ëppalee waaye loolu warta tax moom mu gën la warta tax ay doomam gën la man damay gis yenn saa yi kuy def sécurité kilifa gi di la yónni ngay daw mel ni benn làppatoom bu nekk ci biir këram déedéet yow yaay assurer sécurité
dafa war a fekk sax moom mu bëgg ne lii laay def nga ne ko doo def lii ngay def ndax man damaa nekk ci contrat waxtu wa nga ma woowee pour ma def sa sécurité man nangu lépp lu la dal nit ki bu jékki-jékki woon piqué crise wala mu dee ak yooyu nga yaakaar ne dañuy bàyyi agent de sécurité bi noonu rek gis nañ fi ñoo xam ne seen kër xaalis dafa xëy réer fa dañu jël ki leen doon assurer sécurité man naa am sax ñoom ñoo ko sàcc mais ki leen doon assurer sécurité bi moom la ñuy njëkk a jot foofu la nit ñi war a xamee man li ma leen di wax mooy seen métier bi su dee ne bëgg ngeen ko yéen a war a fexe organiser wu gis nga ci démocratie amul dara luñ ci yalwaan dañ koy foqarti taxaw fii naan nañu état organisé nañu nangam man am na kuréel gu ma bokk muy wax ak xamle wolof tey bu état pare woon pour jëmale ko kanam fekk nañ ñu pare def nañ li ñu war a def yépp bu doonee téere yu ñu war a bind nañ ko su doonee njëfukaay muy application boo xam ne war nga ci mën a jàngee wolof te doo jógee fi nga toog def nañ ko lan la ñuy xaar état léegi nag dañuy pousse état à ce que mu ñëw fekk si ñu parce que ñun organisé wu ba toog loolu laay duute baaraam ñii yéen a def seen formation fay xam nga formation ñaata lay soxna si 350 000 minimum 500 000 wala lu ko ëpp nga def ko ba pare seen koo xam ne waaju koo def dafa xëy dem fëgg jaay jënd benn trëyam solo gudd rëy ñëw taxaw ñu ne waaw non agent de sécurité sax fu mu toll war nay tàggat boppam gis nga entraîné li nga war a xam dëgg-dëgg boo ko tegee man ki ma formé ci sécurité man nekk ma agent de sécurité mais ki ma ci formé ba ma xam ci li ma ci xam di ko def ngir aar sama bopp daf ñu daan wax ne ku ci mën a rëy rëyal ndax soo nekkee fi nga nekk bu nit ñëwee coow lu du bëri parce que da nga rëy waaye man sama bopp su ma doon xool fan laay jaar benn kër pour envahir kër gi wala dara fii ku ponkal ki nekk fa laay jaar kon loolu am na loo xam bu nekkee sa bopp aajowul mu gën a tuuti ki gën a tuuti bu fekkee mën na li mu war a man mooy gën a njaxlaf ki nga xam ne moo ko ëpp wala yooyu loolu lu normal lu jarul sax ñuy xalaat naan wala kii mën na ëpp kii gën ko mobile affaire yooyu déedéet li ki am poids def daj bu ko ki gën a néew poids dajee fu ñu mën a toog kooku moo koy gën a mobile kon affaire yooyu du ci dara mooy comme ni mu ko waxee léegi nag li mu desee mooy man Sénégal laa jàpp ne dafa wopp boo demee ci journaliste yi ñu ngi naan waaw métier bi ñu ci bokkul te nangam ak nangam nga dem ci kii yi nu mu tëddee métier moo dem nga dem ci làmb ji ba ci làmb ji foo mën a dem nga dem ci mbay mi loolu moo leen dal kon dëkk bi ci boppam moo feebar nit ñi nga xam ne ñi ngi ci li ñu war a nekk ñoom ñoo war a taxaw à ce que ñu teg mbir mi ci yoon da ngay gis gouvernement bu taxaw di jooy ay emploi ñaata emploi moo nekk ci dëkk bi yoo xam ne ni bu ñu leen tegoon ci yoon ñu fayeeku li ñuy fayeeku ñoom it ñu wutaat yeneen liggéey rien que pétrole bii nga xam ne mi ngi waaj a feeñ tey mais agent de sécurité yi dañuy gën a am doole léegi nan la benn étranger war a ñëwee liggéey fi pétrole xam ne sécurité Sénégal demewul noonu mais day dem wute ji ko feneen day dem bu recruter ji ñeneen ñoo xam ne États-Unis la ñuy jógee wala feneen parce que nit nag du xaru sa maanaam ki nga wóolu ngay dénk sa bopp parce que sécurité duy caaxaan voilà ñu gën a organiser xam ne Sénégal d'ici 7 ans Sénégal ak leeni xaar boo xam ne nii fii ngay daje lu metti war nga ko mën a muñ gën a former sa bopp xam ne fii ak juróom benni at liggéey day am ci dëkk bi te sécurité dafa bokk ci liggéey yooyu naa yam foofu rek xam naa moom mu leeral foofu. alors monsieur Coly tey Oumar ñu duut ko baaraam mu porter plainte déjà lan moo waral mu décider porter plainte gis nañ tam benn sortie bu mu def. benn vidéo bu gàtt mu ci xamle ni laalewul ak mbir moomu. waaw parce que xam nga am na nu ko olof bi di wooyee sax xam nga nan tuuma waaw noonu la demee setal sa bopp la c'est-à-dire Omar man dama ko ciy féliciter sax ci vidéo bi nga xamante ne daf ko def parce que dañu naan ñun trop c'est trop ñun duñu ay ennemis ak population bi nous ne sommes pas gendarmes ni policiers yaa ngi dégg il faut que nit ñi xam loolu man dama gis ni sax ci biir sécurité bi dafa mel ni daf ci am ay nit yoo xam ne dañoo raté seen vocation armée maanaam dugguñu woon armée léegi jàpp nañu ni sécurité bi boo ci duggee rek yaa ngi armée te demeewul noonu maanaam nit mun na def sax armée ba jeexal nekk gendarmerie moo xam police moo xam fu mu munti doon te du def protection rapprochée ndax loolu beneen spécialité la léegi ñun ñii protection privée pourquoi ñun ñu ñëw dugg ci biir milieu bi rek mu am ñeneen ñu ñu rax ba kenn mënatuñoo ràññee. yaa ngi dégg léegi nag ku mu neex da ngay dem jëli sa benn dëgër sol ko tey ki sol loolu mais xanaa sax image yi bu ngeen ko xoolee sax ngeen xool Omar attitude et comportement bi Omar am da ngay xam ni kii du moom new ma fi nag pour layal ko parce que mais loolu nan la ko nit ñi di xamee te nit ñi ñoom moo tax nag comme
looloo waral nag Omar ñëwut. looloo waral jotaay bi looloo waral nag jotaay bi moo tax Omar ñëwut parce que dañ ko ne toogal incha allah yoon dina def liggéeyam parce que ñun kii dañ ko bëgg a wan maanaam tuumal nit loo xamante ne defu ko nan la mel si doomu aadama. mais ñoom ñi ko def est-ce que yéen jot ngeen def ay gëstu pour xam ñan ñoo ko def. waaw loolu nag mu ngi si loxol yoon man j'ai la confiance à la gendarmerie j'ai la confiance à la police. et j'ai la confiance au niveau du tribunal. yaa ngi dégg parce que c'est le Sénégal. yaa ngi dégg amul leneen lu ñuy sikki sàkk si pàcc boobu noonu kii dinañ ko wan ni tuumal nit si àdduna maanaam tey bu ñu bàyyi woon nii mu romb rek. day yomb bu subaa keneen mooy dem kii te tamit ñu ngi aviser tamit ki def loolu. na teel a génn mu identifier boppam ni man maa def lii tamit mu wax ak nit ñi su ko defee nag ñu xam kan moo ko formé kan moo ko nii su ko defee ñu poursuivre loolu parce que bëggatuñu kenn mu yàq ñun suñu milieu. soxna si milieu bi dama ci bëgg a am soxna dama ci bëgg a am doom dama ci bëgg a am kër dawal si oto yu baax kon du benn nervi mooy jógee fële man la moo nervi sax mënu ma ko wax lu ñu naan grande banditisme man laa ko mën a tuddi loo xamante ne mooy grande banditisme man noonu rek laa ko mën a tuddi. mais Coly loolu ba tey dëgg la ay nervi rax na mais les gardes corps seen bopp da ngay ñëw ci manifestation ñoom dama jàkkan dañuy jàpp ne damaa gudd damaa rëy wala di wane ne maay garde kii da nga koy gis man maa ngi nii ci seen bi wax dëgg yàlla am na ci loo xam ne man du ma leen man xam nga ne man du ma yàq garde corps wala ma di ko waxal lu dul dëgg mais ñëw naa ci manifestation ba tàyyi nit ñëw di la buux d'une manière boo xam ne mais man boo ma buuxee sañ na maa taxaw riposte bu ma riposte jaxasoo ak yow mais keneen koo xam ne mi ngi bëgg a sàkkal pexe sa VIP day jëw sàkkal ko pexe. waaw loolu moo tudd exposition. voilà man dama la ciy nettali benn anecdote man xam nga procès karimiste bi Karim Wade karimiste laa woon mas naa ñëw procès Karim Wade ak Aline Albouri Ndaw mais Albouri Ndaw procès beeg Karim jour boobu nanguwuñ bàyyi Karim mu assister ci procès bi dañ ko def noonu après bi muy génn mais bi muy génn karimiste yi di yuuxoo Albouri Ndaw mais garde corps di xeex ak manifestant yi ñi doon yuuxoo noonu ci biir tribunal man maa ñëw ba ci wetam ma ne ko yow xanaa àndoog sa VIP mais yaa ngi exposé ke man xam nga lan la man karimiste laa ànd ak ñii mais xam nga man lan laa xam man def naa sécurité mais waa ji dafa tiit gaaw dellu fi mu nekkoon pourtant loolu garde corps boobu. mais loolu yëpp mooy formation bi ñu doon wax sànq rek. waaw foofu lay ñëwaat xam nga agent bi s'il est bien formé maanaam bu nekkee nit koo xamante ne tàggat nañ ko fañ ko war a tàggatee du def noonu. ndax sànq si sama njëlbeen wax nee naa la agent de protection rapproché bi il apprend pour éduquer ndax nit ku jàng dara moo mun a jàngalewaat mais buy jàngale si ban anam lay jàngale parce que ñun suñu base lépp mooy discipline ñun suñu base. mooy discipline parce que dafa am lu ñu tënk maanaam si biir protection rapprochée ku ko xamul rek moo ciy def yenn naka su dul noonu mais ñun ñi ko xam sax xanaa xamoo si biir métier bi ku la ci gën a ragal moo la ëpp réussite métier protection rapprochée ku la ci gën a ragal moo la ëpp réussite mais affaire bi. loolu na ma ko mën a expliquer ki la ci gën a ragal moo la ëpp réussite. waaw maanaam xam nga tey nit ki. bu ñu la jëlee nga engagé benn VIP nga yor sa VIP parce que l'agent de sécurité a pour rôle de gérer la protection et des biens de son VIP donc kooku dafa am fu mu toll si expérience dafa am fu mu toll si li muy liggéey moo tax ñu dénk ko kooku donc bu ñu demee ba ci biir ñu gis koo xamante ne amul benn notion si biir métier boobu mu ñëw tey di dugg si ñu biir métier def naka su dul noonu mais ñun ñi kenn mënatuñu identifier parce que mënuñu xam ni kii mooy professionnel bi ak kii mooy amateur. léegi yéen ci seen biir est-ce que yéen a ngi jéem a def ay jéego pour régulariser loolu. moo waral nag kii bii ñu la wax nii mooy. sécurité suñu yitte. parce que daf ñu yitteel te d'ailleurs sax fan yii rek incha allah dinañu def benn sortie de presse bu mag a mag a mag boo xamante ne Sénégal njaay ñëpp lañ ciy woo ak képp koo xamante ne c'est un garde corps professionnel parce que ñun ñoo jël mbir mi léegi suñu loxo nangootuñu kenn ñëw fokkat ko di si def naka su dul noonu gis nga soxna si le garde corps doit être apolitique garde corps du far fenn parce que tey ni ngay nekkee si moo xam pouvoir suba noonu nga mënee nekk si opposant ni ngay nekkee si opposant bi suba noonu nga mënee nekk si beneen homme d'affaires ni ngay nekkee kon kooku nag dafa war a nekk koo xamante ne. day professionnel. day professionnel am benn image boo xamante ne moom lay dégager ci kanamu
population bi. mais man dinaa la dokkan ni ngeen di taxawoo Omar nii gisuma woon ngeen taxawoo ko garde corps Ousmane Sonko bi biñ ko jàppee waaw parce que mais Cissé yow man dama la naw sax ndax dama lay suivre gaw moon nii sax tey dinañu tase fii. waaw parce que Papis biñ ko jàppee tamit ñëpp a ko ñaawlu ñu jël lacrymogène bi dugal ko ci yéreem. donc te boobu jàpp nañ ko ba pare donc mu nekkoon image bu ñaaw boo xam ne Sénégal yëpp nakaru nañ ko mais gisuñu kenn ci yéen jéem. waaw maa ngi koy nuyu Papis sama xarit la sama grand frère la. d'ailleurs man mun naa ne sax man bokk naa si ñu posté woon Facebook pour ñu demander ñu libérer leen ndax. Quoi qu'on puisse dire ñun ak gendarmerie ñoo bokk terrain bi saa su ne nous on est venu en appoint di dimbali suñuy forces régaliennes yoo xamante ne ñun dañ leen respecté dañ leen jox cër bi mais image boobu man dafa mel ni man la woon c'est-à-dire parce que nit ku ci nekk le garde corps est censé à gérer son bien bi à tout prix mais nag cause bi parce que man nekkuma woon si temps réel bi parce que instant boobu ma fekkoon man dama voyagé dama tukki. ak sama kilifa. nekkuma woon Sénégal sax jamono jooju mais bi ma ko gisee si biir internet bi man mi sax dama si di mais lan moo waroon loolu cause bi ba lii am ci. loolu mooy affaire bi en fait. dara warul mën a tax ñu def exercer boobu forme de violence si doomu aadama bi c'est-à-dire que nit ki même bu amee yenn yu mu def dafa am ak yelleefam boo xamante ni da nga ko war a respecter. donc monsieur Cissé ba tey man damay ñëw ci violence yi parce que dafa mel ni yenn ci suñu kilifa yi aussi ñoom ñoo seen bopp ñooy adopté seen bopp di ànd ak ñu agressif mu mel ni loolu moo leen arrangé wala loolu moo leen ci neex. wala di leen ci xëcc. danañ fekk gor su ne léegi di garmi ñu jël la teg la nga nekk capitaine wala nga nekk commissaire. wala nga nekk juge wala nga nekk bu ko defee buñ jàppee ne buñ bëggee def seenu caay-caay dañuy xool ki gën a nooy bopp ñu def loola ko gis nañ fi ay dossiers yu ñu jox ay juge yooyu summeeku ci ba jeex tàkk wala ñenn ñi sax dem jusqu'au bout may rendre hommage ku mel ni siis Yaya Amadou Deme en plein procès Karim Wade ci la démissionné te man xam naa bis boobu lu ko tax a démissionné ndax fa la ma fekkoon waaye gisaat nañ ci coowal Ousmane Sonko lii capitaine boo xam ne dugg na ci lëñ bët bi àtte gi ba xam ne am na lu ci nekkul dëgg laata ñu lay jox fonction bi dañ laa yar sa biir kër dañ laa suuxate ngor nga màggale ko sa mbatit ak sa xaytu loolu mooy civilisation ak culture bi nga yegsee la nga gis xamoo ko nga génn wane ne lii gis naa lu du dëgg dafa am lu ñuy gëmloo homme d'état mooy ku mën a denc mbóot yu mën a lor nit du dëgg man de bu dee loolu yàlla ku nekk homme d'état ku mel ni capitaine Touré loolu mu def moom la ñuy xaar ci bépp doomu Sénégal ku mel ni si Yaya Amadou Deme loolu la ñuy xaar ci bépp doomu Sénégal gis nañ fi nag ndem si yàlla si faatu bu yàggul yàlla na ko yàlla yërëm muy ci Sall njëggal rek lañ ko mën a ñaanal waaye nag la banki tànk ba banku lim xel maam Abdou Aziz tiim na président Lamine Gueye delloo nit ñi ci yàlla ka faatu na waaye ki faatu dafay nekkoon ak i moroomi jugeam dafay nekkoon ak i moroomi avocat am dafay nekkoon ak i moromam xutba ga ngay xutba day tax la xewoon te mën ko koo xeebe dootul xewati fii ku nekk xam na gis naa nag ñu naan walla ñi jóg di ko saaga de moom di giwuma ko kenn waaye dégguma kenn ku saaga waaye nit nag sañ naa wax ne nam àtte woon saa baay jubut boo ko waxul ci kaw it danga koy wax ci suuf. d'accord ñu ñëwaat ci question xaaral ma wax la rek. tey xalifa bi nga xam ne magam gaañu na mënu koo teem mënu caa dem yaayam ju màggat bëgg koo gis mënu koo gis nga téye ko fa bu fekkee ne àtte ba nga def jaarul yoon kooku noo bëggee mu xalaate foog ñu indiwaat réew mi xam ne ñun ñëpp dañuy faatu ci kenn reyu fi kenn yàllaay rey nit ñi waaye saa yu yàlla reyee daf ko def misaal ngir ñuy dund xam ne ñun dañuy dee. kilifa yi préféré ànd ak jeunes yi adopté violence. moom laay wax jeunes yi fekk pour leen di adopté violence ñu ànd ak moom kenn bëgg ko. kilifa yi dañuy nekk ak jeunes yi ba pare di bëgg ñu leen di defal violence. ok loolu mooy mbir mi. wax ak jeunes yi lu tax kilifa yi di leen defloo violence loolooy laaj bi gën a jub. mooy laaj boobu. d'accord loolu nag man jeunes yi laay waxal bu kenn nekk mbaamam kenn ndax seeni doom koo ci gis du saaga boo ko gisee yar bu baax nga ñoom ñëpp fi ne ni yóbbu nañ seen doom yi dem jàngi métier pétrole
ñi ciy jàng ci wàllu droit ñu ngi leen orienté ci côté pétrole ñi ciy jàng ci côté wàllu internet ñu ngi ko jëmale ci pétrole. moo tax may wax ne force de sécurité yi ñi nga xam ne ñoo ngi pare pour nekk garde corps nañ gën a wéy ak seen ngor bu ñuy dee sax nañ wéy ak seen ngor xam ne fii yëkki at yu néew Sénégal dana am lu fi feeñ loo xam ne foog garde corps yi am liggéey. damay ragal nag homme d'affaires bu ñëw war a investir ci Sénégal ci wàllum pétrole xool du wóolu benn garde corps Sénégal dem jëlee ji ko Burkina wala mu jëlee ji te mën na nekk wax dëgg yàlla man mii bu ma ñëwoon Sénégal gi doon ab Sénégalais li ma def Sénégalais mënalu ma ko dama koy wutee ji feneen loolu nag laa leen di ñaax ñu gën a sàmm seen ngor. monsieur Coly dama lay laaj tey abus de pouvoir yi ñuy nemmeeku ci yenn ci agent yi réclamé ni ñoom homme de sécurité lañu ban gis-gis nga si am ndax damay ànd ak président tel damay ànd ak kilifa tel ki may garder moo yor tel entreprise dañ ciy gis ñenn ñoo xamante ne dafa mel ni dañuy abuser ci pouvoir kooku ñu àndal. waaw léegi foofu nag ñun dafa am benn leçon bu ñu naan les mauvaises qualités à bannir et à laisser sans état d'âme. loolu bu ñu koy wax mooy am na lu ñu naan l'affliction garde corps bi war ko am ne li ñu naan indélicatesse garde corps bi war ko dund li ñu naan corruption garde corps bi tamit war ko dund li ñu naan négligence tamit garde corps bi war ko dund li ñu naan tamit manque de respect garde corps bi war ko dund li ñu naan ignorance tamit ak jalousie ak des propos injurieux foofu lay daanele mooy ni que garde corps bi ñu formation bu mucc ay soxna si mais Vieux Sandiara Diop ku ne xam na ko ci Sénégal Latif Mbaye ku ne xam na ko ci Sénégal Jules Ba Armada ku ne xam na ko ci Sénégal Major Niang bi ngay wax ni ku ne xam na ko ci Sénégal Dame Tambidou ku ne xam na ko ci Sénégal ba ci net mi nga xamante ne moo ma formé mais gis nga ñi ñu jot a formé ñëpp man de boo depuis sama promo deuxième promo ba tey ñu ngi xaw ma si ñaata promo musuma dégg ñu ne suñu mbokk garde corps bi nga xamante ne moo jàpp kenn dóor wala moo jàpp kenn nangam man ba tey damay ñëwaat gis nga garde corps bi wowuñu ko pour muy mënuta nit ndax dafa am lu ñu naan communication gis nga tubaab dafa am lu mu naan l'équité mooy de rendre à César ce qui appartient à César gis nga olof bi danaan uudee nam la gisee rek noonu la lay ëwalee sa ndigg yaa ngi dégg ce qui veut dire léegi kii di garde corps professionnel bi kenn du ko gis ci yenn détails yi nga xamante ne yoon bugg ko yoon dakaa dàq abus de pouvoir baaxul ci dara jàpp nit di ko dóor ba koy kajji mais attends non ñun ñëpp a ko nakarlu xaw ma ban garde corps la te xaw ma ku ko formé xaw ma kan la mais en tout cas ñun nakari nañu ba ci kanamu yàlla parce que mu ngi ñuy yàqal ñu te ñun bëgguñu ku ñu yàqal li nga xamante ne moo ñuy tax a sàkkam. ndax dañu dem Sénégal ba nga xamante ne nag yéen la ñu gën a ragal sax ka takk deer yi. non nañ ko wax te dee si ñun dañuy yëg nekk ci terrain bi mais violence bi des fois ni ñu koy gisee homme de sécurité di ko exercer sax. takk deer yi sax ñoo gën a dal. dëgg la de. ñoo gën a dal. si c'est violence dafa bëri trop ci seen côté léegi bu leen ko dëggal. xam nga kii li muy wax am na loo xam ne suñu kanam la ñun ñaar. fii 25. bu ñu fay daje jour boobu man am na mbubb bu ma soloon boo xam ne dafa xaw a am lu mu niroo. mais man nervi yi bi ñu ñëwee dañ ne ma grand. man tur boobu laay bañ a dégg waaw mais danañ ko wax parce que ku wal mburu c'est des bandits c'est pas des nervis jax say bokk waaye am na ba pare tur bi am na ba noppi. c'est des bandits gis nga damaa taxaw mu ne ma mbubb mi nga sol nii parce que man xaj na man li may def sécurité ak yooyu moo tax ma tàmm solo yenn sol yi bu ma koy sol sax du ma tey man dem naa ci manifestation sax mooy bu parrainage bi xale yi di ma daw yaakaar ne RG la wala mu ngi noonu yàlla ma ko nattoo yenn saa yi ma sol yoo xam ne bëgguma ko sax su ma koy sol du ma tey mais waaj dafa ma jege ne ma sa mbubb bi dëpp ko sinon booy yi bu ñëwee danañ dal sa kaw man dama ko yaakaaroon ne ci ñiy naqarul la ñiy mars ak yooyu fi ma jékki-jékki rek seen mu yoru yat wuti benn booy mbedd mi ñëpp daw fekk maa ngi taxaw ak sama benn xaritu gendarme boo xam ne mi ngi civilu du ma wax turam ci wet bi taxaw nii mais gendarme bi ci boppam moo ne ma kon li Ousmane Sonko doon wax dëgg la maanaam amoon na nervi yu taxawoon di ko kar loolu muy acte yu ñaaw yoo xam ne dafa doy waar. am na fu mu waxee sànq gis nga garde corps li nga ne dafa war a noble dafa war a lii ak lii man danaa la ci wax benn ki nga xam ne moo ma formé man amal naa benn manifestation ci benn dëkk. mu déplacé wu ngir bokk ñëw ci sama bés mais bi mu ñëwee dafa solu man nekk sama garde corps moom ci boppam taxaw sama ginnaaw nekk sama garde corps far te pourtant mën naa ne moo ma ëppale fuuf
pour ma wax loolu fayu ma ko ñaar dërëm aw mënuma ko sax fay mais moom moo ñëw nekk sama garde corps te nit ki defee ko noo xam ne nii doo ko ragal doo ko kii ak yooyu xam nga dara gënul correct nga ñëw xool sa tenue garde corps taxaw nii rondu xool lan moo am ak lu amul bu dara amee lu xaw a ñaaw keneen ñi nga ànd parce que du doon kenn comme ni ñu koy waxee da ngeen di nekk 7 wala nangam boobu man minimum war ngeen a mat 3 bu fekkee ne gis nga loola jaaxal nga joxe consigne keneen ki dem xool lan moo fa xew même menotte bi ñuy wax ni kii dama di ko nangul ñoom du ñu fi war a taxaw pour menotter mais am na fu mbir mi di toll tey ki nga xam ne moom la ñu war a mën a neutraliser police jege ko dara ak yooyu bon te buñ ko bàyyee moom xamuñ ñu ko def mën nañ ko menotter mën na nekk ay attache ay kii ak yooyu nu mu yi nga xam ne mën nañ ko takkee ci ginnaaw ak yu demee noonu léegi yow rek voilà buñ ko téyee loolu rek laa ci jublu mooy mën neutraliser ko bu jaree ñu yeew ko parce que ba mën a yëngu dem teg ko mais la ma gis keroog du yeew nit ki parce que mi ngi taxaw di kii ngay bël ko joggi ci biiram ak yooyu kooku war na ay mbokkam maa ngi leen di digal nañu dem xool ko moo xam dañu def scanner wala dara parce que loolu ñu doon def mën na ko jural loo xam ne mën na am fii ak weer wala fii ak at nangam ñu fexe teg ko si ñun ñii di ay garde corps professionnel sax ñun dañ koy nakaru parce que ñun ku ñu xool xam ni ñun non violence la ñuy doxee. mais seen plainte bi yéen ki leen duut baaraam képp ngeen ko jagleel mais ki yàq seen métier bi kooku da ngeen ko war a jagleel. waaw loolu yëpp yoon dina ci def liggéeyam parce que xam nga. mbir parce que ñaari plainte la gars yi doon xaar mooy. benn ki nga xamante ni moo accusé Omar Dieng beneen bi ki nga xamante ni moo def ñaawteef bi ci kaw xale bi ci kaw ndaw boobu ñu jàpp. waaw kooku it yoon dina ci def liggéeyam. xam nga sànq sama biir wax nee naa leen sama police su réew dama ko wóolu. sama gendarmerie réew dama ko wóolu. sànq maa leen koy wax gis nga ñii ñuy yebal ñuy gàddu xeer wala di gàddu jaasi di ko jëmale si seen i proche mais dama lay wax tuuti rek moo xam nga nekk gouvernement moo xam nga nekk opposant mais soxna si opposant bi lan lay jooytu du mbooloo président lu muy jooytu du mbooloo. léegi yow boo ñëwee yow en tant que garde corps nga ne yow da ngay xeex ñoom ñaar seen intérêt lan nga war a jiital doo jiital intérêt général ki nga xamante ne kii loolu rek la bëgg man loolu lay aar muy mbooloom nag tey boo jëlee sa yàq wala sa jaas yi dem jubali di leen ko doon mais non seulement yaa ngi yàq sa image waaye yaa ngi yàqal ki nga xamante ne moom ngay liggéey. mais Olof Ndiaye dafay wax lu am solo dañu naan ndimbal da ciy fekk loxoy borom. maanaam yéen ci seen bopp. comme sànq niñ la ko waxee nekkuñu fi nag pour vraiment vous niñ koy xatee songu leen wala xarab leen mais dañuy wax fee yi ni mu demee rek monsieur Coly tey mënuñu gis ku mel ni Papis ñaawteef bi ñu ko def génnoo leen jeune bi ñaawteef bi ñu ko def génnoo leen da ngeen génn parce que dañ ko jiiñ ki nga xamante ni mooy Omar Dieng donc dafa mel ni yëf yi tey dañoo jiiñ seen benn proche moo tax ngeen génn mais on s'attendait à ce que ngeen gis violence ngeen dénoncé ko aussi. Omar boo ko woon téléphone léegi nii. mu wax la kan mooy Coly. mooy nuyu ñoom Limousine ñoom Eumeu Boy. ñoom ñëpp samay confrères lañu. nee naa la sànq si wax man nekkuma fi woon dama tukki woon. kii daf may suivre yaakaar naa si live yi may faral di def. CEDEAO parce que aw ma temps boobu aw ma temps boobu pour ñëw fii kut koo kut pour kaas loolu. sécurité nag ñun dañ ci yàgg def ay jéego yàgg nañ si def ay jéego mais dafa am ñoo xamante ne dundaluñu sécurité waaye dañ koy dundee ma ñëw si côté bu mais nag ñun dañoo fas yéene dundal sécurité mooy suñu mbëbët. Omar ni ngay wax noonu tey démb rek ñu ngi déggante téléphone pour te dire man relation bi ma am ak moom. ba doomam sax buy def anniversaire sax man damay def vidéo envoyé ko kon xam nga ni am naa relation ak moom yaa ngi gis donc ñun nakarlu nañ ko ba fu nakarlu yem parce que ñu ni neen la ñooy nekk sur le terrain waaye tamit nit ki loo fekkee mënoo ko constater. bon su may waxuma question bi question personnalisée wu ma ko dama ko adressé ñi képp koo xamante ne rek yaa ngi ci mouvement bi tudd sécurité suñu ité. gis nga dama ne la posté naa sur Facebook lu def fàng kenn du ko jeex dëgg la mais gis nga li muy wax naan ay wóoru naa gendarme police suñu réew pommade la rek xam nga ñoom ñii ay dóor waaw dañuy yore seeni VIP bi war a dem méridien su demee méridien kan moo fa nekk président Macky Sall. président Macky Sall ñan ñoo koy garder GIGN BIP wala ñooñu ñoo fay nekk ñii buñ ñëwee buñ indee seen VIP
xam nga parfois bu ko defee bu dee ku xawta xam li ko war dëgg moom sax moom foofu dama ko fi sumil mbaxana boo xamul lu ko war dëgg day ñëw bëgg a def imposer yooyu bu ko defee gars yi dañ leen di yamale mais genre pommade la xam nga li war mooy bu yegsee loolu dafa war a am baat ak tool bu yegsee sécurité président bi wala sécurité askan bi yëpp moo gën a am doole sécurité privée moom bu ñëwee day daal di dénkaane VIP yow léegi bu ko dénkaane waajoo ji dafa war a sàmmaale comme ña fa nekk yow man tamit nag lu yàgg ci njaw di ñëw yaa ngi dégg loolooy tax nag pommade bi nii du bëgg a laal police yi ak waaye man nii maay ki leen di laal gis nga lu ne fàngi deesu ko jeex dañoo gis ñu jàpp garde corps Sonko bi nu mu tuddati sax moom jël lacrymo di ko def fii gis nga kooku bu fekkoon dafa taxaw di leen saaga wala muy def lu ñaaw acte bi moo ñaaw ci boppam moo barbaar fii ñu toll nii man waxuma ñii sax mais droit de l'homme yeeg ñeneen ñooñu ñëpp waroon a taxaw ànd ci xeex bi ba loolu dootut amati ndax loolu dafa ñaaw nañ ko mën a defee garde corps bu taxaw ne noonu lañ la ko mën a defee yow yéen ñam ngeen ci manifestation bi am na fu ñu leen fat yi xaw ngeen a dee yooyu di am noonu gis nga Sénégal bii ñu nekkee nii loolu dañ ko wax ma ne ma yeggali danga ma may gis nga réew mi dañu war a waxtaane teg ko ci yoon ñu xam kan mooy kan gis nga wolof bala maa dee nag wolof yu yàqu yi naan nguur gi du ñu nguur Macky Sall du buur état lañu wax gouvernement li mu yemool ci waati wolof mooy ak càmm lañ càmm mooy jur gu bari nga war leen a sàmm wala yu demee noonu ak càmm lañ jur nag boo ka nga koy sàmmloo ab sardi la tudd moo tax wolof naan daagu rat daagu naan sàmm bi sañ na ko waaye jàpp ci nag yi rey mbaa nga jàpp ci bëy yi yàpp sañoo ko borom naga ko sañ kon yow dañ laa jël askan wee jël sàmm loola seen alal ñu tuddale càmm gi noonu la leen wolof état càmm gi la ko wolof di tudde kon Macky Sall ñun ñoo koy sàmmloo kon dafa war a teg dëkk bi ci yoon moo mbooleem ñu mu ko àndal dañu war a ànd ak nit ñi àndu nawle da ngay dégg sax bu dee ci côté religieux ñii daal ne ñii doomi soxna ñii doom ñun ñëpp suñu yaay ay soxna la képp ku baax rek sa yaay soxna la waaye nag waxuma nag ku naq sa xandam wala ku def ak yi àndu nawle daal la ñu war a mën a àndi gis nga kii président dafa yoreel lu ñu koy dénk gendarme bi dafa yoreel liggéeyam na ci yem ñu respecté ko gën koo wér. ñoom tamit ñu yem ci seen liggéey seen place. léegi lan moo tax nga am sañ-sañ taxaw ne man li may wax pommade la. waaw non xam nga tey benn affaire dafa am soxna si rek may tuuti rek. ma lancé si appel gis nga sécurité dëkk bu mu amul rek du dox. États-Unis mi ñu jàpp ni moo gën a dox si dëkk yi sécurité moo ko doxal moo xam privé bi moo xam public bi yaa ngi dégg donc l'image de sécurité nee naa la sànq si njëlbeen dafa sacré. waaye ni la amee liberté nag. mais déglu ma États-Unis ni mu amee sécurité na mu amee liberté ko ëpp. waaw mais da ngay déglu rek. ma yu bëri tamit xaalis moo leen ci dugal da ngay déglu xam nga tey mun naa dellu si waat si benn behind problème tuuti rek mu wax la. waaw. gis nga dañu gisoon population bu maam dem utali police dóor di dàkk ji ay policiers dóor leen mais yow bu dee yow yow nga ne yow activiste nga yow da ngay xeexal yow askanu Sénégal mais loolu da nga ko waroon a bañ. parce que image boobu warut a circuler. d'accord non dama lay wax rek da may déglu tuuti ma wax la xam nga li tax image boobu warut a circuler parce que sécurité moo yor défense su réew tey si nit ki nu muy doxee rek. noonu lañ koy yabe te bu ñu jëlee image yooyu te publier ko ne police du Sénégal kat wala police du gendarmerie Sénégal kat population bi ñoo leen nangam loolu day influence waat jeunesse bi. loolu du ma d'accord parce que gis nañ fi tamit ay takkadeer yor ay bal fetal di tirer ci ay biir kër ci ay civil nekk fa non armé non foofu moom du ma d'accord. ma ne Rose may ma foofu man 2014 ba léegi xaaral foofu am loo xamante ne. may ko ma eggal xaw ma da ngeen def seen association. non association amu fi Sénégal moo ñuy seetaan te dañuy wax loo xamante ni rek ku ko dégg mën a nangu ni lii dëgg la. xam nga ñun tey dama ne la ñun. ñu ngi nakarlu ñi nga xamante ne jot nañ si sax faatu parce que ñun ay sénégalais lañu comme ñëpp moo xam police moo xam gendarme moo xam agent bi ñun ñëpp ay sénégalais lañu mais dafa am image yu ñu war a wane ak image yu ñu warut a wane soxna si loolu il faut ngeen nangul ma ko image yu ñu war a wane opinion internationale ak image bu ñu warut a wane bu ñu war a wane opinion nationale bi yaa ngi dégg tey bu ngeen jëlee tey lu mel ni police wala gendarmerie ngeen exposé ne
seen nangam jeex na seen nii jeex na seen lii jeex na mais yéen a ngi dégg détails yi nga xamante ne moo nekk nii di am si biir réew mi yéen est-ce que yéen a ngi siy bàyyi xel donc dama ne man loolu ànduma ci tey ànduma ci suba parce que dafa am image yu war a jàll ak image yu warut a jàll loolu kay man am naa si sañ-sañ léegi nag yow li nga xamante ne yow yaa ngi koy wax ni yow d'accord loolu tax kooku it am nga si sañ. léegi damay laaj benn question ndax yow d'accord nga homme de tenue tey mu nekk takkadeer moo xam policier la wala gendarme mu yor arme di tirer ci kër goo xamante ne ay civil fa ne te kenn yoru arme ndax d'accord nga ci man loolu. loolu d'accord ma ci. kon jeex na. kon bu on est sur la même longueur d'onde muy wane ni image yi jàll te normalul muy ñoom ci seen côté di côté civil bi ñu ils sont tous responsables côté bii am na ay failles côté bii am na ay failles donc côté boobu ñu bàyyi ko te jàll. duggaat ci suñu sujet balaa ñuy hors sujet responsabilité sax gendarmerie la ak police rawatina gouvernement. parce que gis nga nag man 2014 ba ndëgëni yaakaar naa ne yow mars bu ñu dem daje nañ fa mosuma sànni doo ñu suuf waxantuma la xeer loolu man la. condamné wu ma ki jël xeer di ko sànni niñ mën a waxee ñu dàqe alkaat noonu lañ mën a waxee ñu jëlam ndox di ko jox alkaat yi am na wala amul. ma ne la ni nga xamee ne militaire bi jógoon di courtiser ak askan wi sax di wane ne ñun ñu ñëpp a far kooku biñ paree dañoo rëq ndikam loolu ban image boobu maanaam image wu ne militaire bi ànd dem nañ ba ànd ak askan wi àndandoo ak police yi ak yooyu loolu moo gënoon a rafet. mais ñii ñu jàkkaaroon muy état bi. ñoom bëgguñu loolu liñ bëgg mooy wan askan wi chaque fois que ne ñun ñoo yor doole ji daj leen di nangam force restera à la loi dëggantaan man ku ma ko mas a wax dama naan la yàlla na force rester à la loi parce que force mooy ñun askan wi ñun ñoo yónni Macky Sall dama ko doon joxee benn misaal biñ naan ma capitaine bi waaw waru woon a def ni nangam na ma ne ko waa capitaine bu fekkoon tey niral daa am benn commissaire bu jubadi bu lay defloo benn enquête nga xam ne kii dafa nar a jaay nit doole wala dañ koo fay dañ koo ger mu nar a def lii maanaam est-ce que boo gisee mënee yegg ci procureur doog ko jooytu ngir dëkk bi jaar ci yoon waa ji ne waa loolu mën naa d'accord ma ne ko léegi bu fekkee dafa dem ba jàpp ne procureur dafay jaay doole est-ce que mënul dem ba ci ministre de la justice pour wan ko nag kii dem mu ne ma waaw mu ne ko est-ce que kon bu demee ba loolu mënul nekk bu mënee yegg ci Macky Sall du ko wax donte ne sax jóge fii haute hiérarchie day bañ loolu waaye looloo fi sës ndax du ko def mu ne ma waaw ma ne ko voilà Macky Sall nag daa am patron mooy man mooy yow mooy askan wi gis nga dëkk bi gis nga foog ñu teg ko ci yoon nit ñi nawante kenn bëggul jàkkaarloo ki alkaati di leen toroxal ak di la ci ñun la ñu bokk damaa mas a yem ci sama moroomu alkaati ma entraîné ba génn benn gendarme ma leen di rendre hommage ñu bari ci ñoom nag dañoo yàqu ma koy wax mu ne ma diw fekk temps boobu la temps wu 400000 xew ma ñëw fekk ko fi mu toog ma wax mu ne sama 400000 a ngi nii daal koy wax benn ñaari policiers yu jàkkaarloo ñoo xam ne ay policiers dañu ay xaritam lañ ne ko kii moo doon laaj 400000 am vendredi xam nga lu ma policier bi wax. bu vendredi bu ngeen ñëwaatee da ngeen xam. ma ne ko boo ñu dóoree dóor sa baay boo ñu dóoree dóor say nijaay boo ñu dóoree dóor say mag boo ñu dóoree dóor sa yow dañ la fi teg pour ordre man damaa ñëw ngir mars lépp loo mën a def ba li ma bëgg du ma ko def bu la neexee def ko waaye bu ñu fa jógee jeex na. waaye yegg ci di ma tëkk ma ne ko man mii damaa war a xam ne yaa ngi ànd ak say grenade li may xeex. daf maa war a jaral te yow li ñuy xeex génn la suñu 400000 suñu pétrole bu ñu ko tegee ci yoon nee nañ la Qatar ka fa gën a néew lu muy fayee ko ci doomi Qatar yi soo ko doon évaluer ci xaalisu Sénégal 5,800,000 la te Sénégal am loo xam ne Qatar amu ko suñu waxee ba teg ko ci yoon Qatar dem na ba doomu Qatar pour nga am yenn grade yu suufee yi pour nekk doomu Qatar amul doomu Qatar bu ko nekk yeneen i dëkk ñoo ñëw di fa sol di nekk seen armée yi à part général yeeg yenn officiers yu mag yi ak yooyu ñooñu du ñu nekk Qatar te ñooñu xaalis bu weex taal lañ leen di fay xam nga ba mu yàgg kenn ki ree ne ma waaw noonu di mu def ba mën a dem Qatar ma ne ko non bu dee nit ku ñuul la du yomb quoi foog sa der bi xonq d'accord ñu ñëwaat ci waxtaan bi alors monsieur Coly am na lu ma la bëgg laaj muy ndax ku nekk moo war a def li nga xamante ni mooy sécurité ndax sànq ci sa wax yaa ngi ko naan dafa am yenn jikko yu muy làmboo mooy yar bi dal bi teggin bi wormaal bi ci waxin ak ci jëfin au delà de ça gis nañ da ngeen di ànd ak ay kilifa donc di ànd ak moom saa su ne di dugg ndox moom di gërë ndox moom des fois nga dem ba xam vie privée sax da ngay dem ba xam sax da ngay dem voilà ba xam vie privée nit ki ndax est-ce que ku nekk war na mën a def métier sécurité waaw foofu nag dama ciy kontaanaat mooy gis nga soxna si sécurité képp ku koy def vous êtes censé à gérer des secrets professionnels kon nag nit koo xamante ne il est censé à gérer des secrets professionnels bu VIP am kooku bokk maanaam bu ñu koy jël di ko former dañu war a def lu ñu naan enquête de moralité si jëmm jooju ndax mus na agressé nit wala ndax mus na tëdd kaso wala ndax
mus na. ndax am na bàmmeelu biir. wala am na bàmmeelu biir mais bu ñu xoolee loolu rek dinañ ko xam. mais dañ si gis ñoo xamante ne soxna si na nga am sa xaalis rek man xam nga nan laa leen di tuddee ay arnaqueur parce que man dama naan tey boo formé nit xam nga kii mu ngi naan 350 000. mais tey am na ñoo xam ne 500 000 ngay fay. waaye léegi imaginer ki nekkoon si tool ba di béy tool am na doole kii nag mu dajale benn saison rek ñëw fay ne man dama bëgg a def garde corps léegi yow nga formé ko jox ko benn carte am ak benn diplôme am rek mu exposé ko yaa ngi gis te amul liggéey. léegi nag boo amulee liggéey est-ce que sale boulot yii di ñoom ñoo koy jël ñi nga xamante ne dañ leen formé ba pare amuñu liggéey est-ce que sale boulot yi di ñoom ñoo koy jël tamit lu jar a xoolaat la. donc moo tax ma ne nit ki boo ko formé ba noppi balaa ngay dugalaat beneen promo fexeel nga canaliser ñooñu ba pare ngay def nag suivi insérer leen. ba pare ngay def suivi si ñoom di leen di defaral ay recyclage comprendre mais tëb rek formé naa la benn 3 mois mais soxna si man nee naa la ba tey maa ngi def formation mais gis naa si ñoo xamante ne xoolal une semaine sax mën nañ ko def formation ñu jox leen carte professionnelle gis naa ñoo xamante ne dañ leen di jaay sa carte professionnelle. léegi nag si biir loolu nag noo am naa carte am naa mais carte boobu mayu la loolu parce que li ci am solo mooy nga xam les techniques à apprendre et à posséder te loolu maa ngi si saluer sama grand frère Damel Momar Fall moom bi nga xamante ni vraiment ku am xam-xam la si mbir mi. ma ko ci nuyu de passage. parce que moom it dama gis muy former ay nit ba pare di leen di caser. d'accord yaa ngi gis donc il suffit ñu caser leen yaakaar naa bavure yii yëpp dootul amati te tamit. non Cissé may ma rek man maa nekk si milieu bi. yow doonte jaar nga ci mais man maa nekk si milieu bi. kon li milieu bi laaj mën naa ko xam. xam nga bu ma xamaloon li ci milieu bi sax li nga may wax nii. mën naa ko wax. xam nga li ngay wax nii. du problème bu formateur bi. formateur bi du moo la war a taxaw wutal la liggéey encore une fois su ci mënee jàpp nag na ci jàpp. foofu fi may waxee non xam nga man métier garde corps dama ko jàppee métier architecte beeg ordre d'architecte ak métier avocat yeeg yëpp laa ko jàppee xam nga luy wax ji dañoo am état boo xam ne li ñu yor yëpp ñoo ko bokk gis nga Sénégal dafa am benn mag ma toogal mu naan waaye ñu toppoon diw ñëpp ay bandi lañu ma ne ko waaw fuñ waaye duñu beneen dëkk bu dul Sénégal mu ne ma ne ko Sénégal ak i bandeem Sénégal ak i saagakat lépp askan wi la bu yëpp jeexee Sénégal lañu war a xool nuñ koy tegaat am na loo daan gis ci boutique ba boutique du sañee jaay lu dul noonu ba fi Auchan tàmbalee di jaar loolu la ma benn waaye di wax boutique yi dañoo salte dañoo lii nag ma ne ko l'état moo waroon a am ñi wax contrôle économique et prix da nga leen a gisati ñun ñi mujj judd nii xam naa sa âge yi xamuñ sax ñooñu. déedéet non maanaam loolu day dëgg juddu 2000 yi wala yooyu après 2000 xamuñu sax contrôle économique et prix xam nga xamuñ leen sax service d'hygiène li ngay dajeek ñoom lu néew la. ñooñu ñoo war tey dafa waroon am kuréel yoo xam ne ci wàllu sécurité ñoom ñooy xool ñiy def formation de sécurité ndax ñi ngi koy teg ci yoon ndax ñooñu formé nañ leen nii jékki-jékki bett leen loolu état moo ko waroon a def ki baax nag ki nga formé nag mooy jaar ci yow ba pare continuer di la topp kooku daa baax rek kooku wax dëgg yàlla moom la ñuy wax gën a gën ndax wax dëgg yàlla am jàngal la ba pare dem di la wutal liggéey pare di la xool yenn saa yi mu xool la boo waxee dara mu kii la man maa ngi nii am na ñoo xam ne yenn saa yi damay def émission pare wala ma génn ñu ne nii waroo koo defe na seen baax rek man mi ngi nii su ma ko nëbb nii yenn saa yi su ma gisee dara mooy li xewoon fale mooy ci affaire Sonko bi moom laa njëkk a woo ne ko yow loo xalaat ci nangam ak nangam fekk moom du ma ko nëbbu posté woon na ko te bi mu ko posté it man damay sàcc sax wax la am na koo xam ne daa bëggoon mu dindi ko waaye daa bañ moom laa lay wax xam nga moom laa lay wax xam nga fi affaire yi da ngay dem ba da ngay comprendre parce que kii am na influenceur la ci côté boobu kenn ku nekk am na ñoo xam ne loo def say morom da nga ci nekk danañ la naw et tout affaire yooyu boo jëyee xeex yeneen xeex dañ la ciy topp loolu sax moo war a toogaayam fii du ma ko nëbb mais loolu it nañu xam ne gis nga nguur geeg xam ci xarit ak mu nekkoon sa VIP nga am ak moom kóoraleeg yooyu teewut la chef ba bëgg la ñuy bëgg rawatina état bii ñu nekk man ay la sama baat laay wax de professeur Moustapha Kassé bi woon nekkoon conseiller en économie su Wade nekk Abdoulaye Wade daan wàcc na ba daanu ma doo ko xam ne professeur Moustapha Kassé ndekete conseil am la woon conseil da nga koy wax dëgg mais gars yi fii gis nga yéen feeg yéen a ngi taxaw di mel ni luy commandé état wala daal respecté naa léegi duñu leen mës a jox seen cër démocratie amul luñ ciy maye dañ koy foqati sécurité base bi respect la sécurité base bi yëpp respect la donc état balaa mu lay dimbali soxna si day fekk nga def benn jéego
ñun nag si jéego yooyu lañ nekk ñun fi ñuy woo état bi mooy ñun dañu bëgg loo xamante ne mooy maanaam ñu am mandarga. maanaam lu ñu naan statut de reconnaissance ñun loolu la ñu bëgg maanaam ñu am mandarga mën a seppi ñi nga xamante ne ñoo ñëw buruxlu si biir mbir mi te doon ñu si dara. tey am na ñoo xamante ne dañu naan mbëri te pourtant mbëri defuñu loolu am na ñoo xamante ne dañu naan kii am na nee naa la li ma la wax da nga ko bañ waaye mun na nekk parce que nit ki boo ko formé da nga koy jox mu liggéey mais boo ko formé ba pare récupérer xaalisam non attends. yow Macky Sall mënul jox nit ñi liggéey nga bëgg. non kii bi. waaw léegi moom avem la wax foofu rek. ñu jàpp ni tamit chômage bi day influencer jeunes yu bëri à ce que ñu jël yoon bi u dëng bi rek. waaw mais man si sama secteur laa wax. waaw fa laay ñëw. man si sama secteur laa wax mooy ni que xam nga tey nit koo laaj ay 500000 di ko former. am na yaakaar si liggéey boobu. dëgg la. léegi nit kooku bu amee yaakaar si liggéey boobu yow. nga encaissé 500000 am formé ko ba pare jox ko benn kayitu suukaram ak benn kartam ne ko demal. léegi kooku bu xamul moom fan lay jaar pour am liggéey. nan lay def. xanaa kay yow mi ko formé war nga ko mën a tette ne ko fii nga war a jaar. d'accord am na solo ñuy xaar ci yéen ñëpp ngeen roy ci ki nga xamante ni mooy suñu papa Bruno Diatta ñu koy ñaanal suuf oyof si kawam ndax moom defe naa sécurité en tout cas fii ci Sénégal kenn du ko tudd kenn du ko wax te bañ ko tudd te saltelul benn yoon liggéey bi en tout cas mu nekk nit koo xamante ni ñëpp a ko respecté sànq li nga wax dafa am solo yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk si milieu bi waroo leen am farfarloo parce que ku ne mën nga ànd ak moom suñu papa Bruno Diatta boo xoolee ànd ak Senghor ànd na Abdou Diouf ànd na Abdoulaye Wade ba ànd ak ki nga xamante ni mooy président Macky Sall loolu li ko may mooy image bi mu doon incarné jikko yu rafet yi mu yoroon ak xam àddinam ak jox cër doomu aadama bien vrai que sécurité présidentielle la yoroon et musul nekk nit ku hautain musul abusé ci pouvoir am defe naa bàyyi jar na bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen def formation bi ngeen di jël royukaay ci moom alors Coly defe naa influenceur bu mag la ci wàllum sécurité ñi nga bokk génération yëpp dañ lay bàyyi xel tey lan mooy sa dernier message par rapport à situation bi ñu exposé muy violence yi ñuy nemmeeku ci ñenn ñi nga xamante ni ils se disent être des agents de sécurité ndax amaguñu lu ñu leer ba tey ci ki jëf-jëf boobu ba xam agent de sécurité la wala nervi la wala chef de kii ni ñu ko xatee bodyguard la en tout cas terme yooyu yëpp ñu koy dégg ci yéen incha allah ñuy xaar après suite procès bi ginnaaw ba nga xamante ni kii di Oumar Dieng moom déposé na plainte ginnaaw bi ñu ko accusé ni moom moo def ñaawteef boobu. man damay woo sama mbokku garde corps yëpp lay woo fii si Sénégal ak bitim réew ñun ñëpp nañu ñëw ñu soutenir Omar nañ ko soutenir parce que suñu frère la. te xamewuñu ko agré tey soxna si bu doon Omar moo ko def wallahi azim fii laay toog ne moo ko def mais dama xam ne defu ko moo tax ma am sañ-sañ bi toog ne ñëpp ni kii defu ko fu mu toll ni garde corps yëpp a ngi koy defaral vidéo di ko tas si kii d'accord si di ko réclamer parce que daf ñu woon jub daf ñu woon ngor daf ñu woon fulla man moom ma jiitu fopp si milieu protection rapprochée xëy na yàlla mooy xool kenn rek seppi ko rek ne yow yaay kii ñëpp di xam si biir milieu bi xëy na loolu rek la mais Omar dama leen di woo yéen ñëpp fu mu laaj nañ fa dem bu ñu bàyyi dara waa ji dinañu wax lan la jublu woon si ginnaaw Omar man daal foofu daal laay terminer te aussi maa ngi jéggalu bu dee wax naa ci kàddu yoo xamante ne dëng na bon ngeen xam ne du man xëy na sama kii la rek moo tax mais xam nga ku toog ak la tigresse moom foo jaar moom foog nga am noo kii ak activiste bi nga xamante ni. day ruube rek donc sénégalais yëpp ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. bu ñu nangu man garde corps yi lay wax professionnel yi waxuma ay kii des vagabonds la waxuma leen les garde corps professionnels bu ñu nangu ñu leen di yebal ñuy jël jaasi wala paaka. wala bientôt ay élection day ñëw. est-ce que gis nga benn affaire par vague la. élection ba élection ngay dégg bavure yi mais garde corps yi ñu tëj kaso ak a bëri soxna si kon nit ñi dañu bàyyi xel loolu garde corps yi ñu tëj kaso ak a bëri man am naa ci te boobu damay bàyyi ba beneen yoon boobu moom incha allah dinañ ko yaatal parce que dama ci xam lu bëree bëri donc nag garde corps yëpp doon benn say ñu topp si ginnaaw Omar poussé ko ba justice soit faite incha allah. monsieur Cissé sa dernier mot. waaw sama kàddu bu mujj man dama koy généraliser. surtout ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci université yi di jàng école de formation yi maa ngi leen digal di ci jàng droit dañuy jéem a yëri droit d'affaires
gën ko jëmale ci wàllu pétrole parce que day fay gis nga suñu kilifa yi ña cay kilifa diine ak ña cay njiitu réew ak ña cay ministre seen doom yëpp ñu ngi leen yóbbu bitim réew ñu dem jàngi wàllu nu ñuy yore pétrole wala ban métier nga nekk informaticien am na pàcc gu rëy goo xam ne dana dem foofu nga nekk même restauratrice am na pàcc gu rëy goo xam ne day ne foofu pétrole dafa yaatu ginnaaw xam nga pétrole ci ngay génne kérosène génne ci essence génne ci waaye yooyu buñ génnee lu ci ne rek daa amaat liggéey beneen chaîne de valeur boo xam ne mi ngi ci ginnaawam noonu it laay waxee nguur gi muy président Macky Sall mi ngi wax ne dana joxe nangami liggéey am na ci Sénégal pauvre dañ ko appauvrir ndax mënoo gis tey lay meññ ca jogo fi mu toll nii ñu di ko tuur ak di ko jaayee saako suppame 4 téeméer te fii ak juróom benn weer mu dem saako 3 junni loolu du dëgg du yoon nañ leen wutal ay chambre froide yuñ ko mën a dencee ndax yi ñuy jële bitim réew di ko indi fii day ñëw ci ay frigo lay ne ñu seeral ko ba mu sedd ñëw ñu diñ ko jaay lu seer fii rek ngay gis suñu fur wi yëpp ñu jël ko yóbbu bitim réew jaay ko waa France du def fur wi waaye fu lay jógee Hollande ca fur wi jógee France dañ ciy def made in France du dëgg du yoon suñ si ñuy naan yëpp mooy suñ fur wi yeñ joxe woon affaire yi ñëwaat toppaat ci ñëwaat di ko jënd prix bu cher koor gaa ngi nii boo ci doon xool ci li nga xam ne Sénégal la jógee ñu indilaat du jeex na nit ñi am fulaay dafa jot nag lépp lu nit ñi bokk ñu fexe ba népp jot ca loolu daal laay wax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah bu fekkee ne wax naa fi kàddu yu dul noonu rek ñu baal ma waaye du ne dañ ko cee jublu ragal nag defuñ ko moom suñ borom loolu la def ndax nit moom ñaar yi rek lañ mën ci ñun tëj ñu kaso wala rey ñu te boo ma reyee dama lay jiitu àjjana jël say tiyaaba wasalaamaaleykum wa rahmatullah. merci beaucoup alors tey lii leen andiloon ci cette émission gaal gi nag ni ngeen ko xamee émission boo xamante ne dinañ waxtaanee saa su ne en tout cas actualité bi gën a fës ci xew-xewu réew mi tey ma ànd ceex Coly le protocole ak ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Cissé di leen jaajëfal bu baax yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi doon suivre di leen jox di daje très bientôt ci yeneen numéro incha allah waaye benn point rek lay tëjee ñu ngi xaar aussi ñu teg loxo ki nga xamante ni moo def ñaawteef bi ci kaw ndaw bi ndax lii du lenn loo xamante ni lu ñuy rafetlu la gis nañ ni manque de respect la waaye abus de pouvoir la aussi ci kaw ñi nga xamante ni ñooy askan bi ñooy sénégalais lambda yi donc restez connectés pour la suite de nos programmes di remercier Malick ci côté technique bi portez-vous bien d'ici là.